ñëw ci article 2 citeel ñu fi nga xam ne foofu la ñu war a am parité mu ne les institutions totalement ou partiellement électives concernées sont yi nga xam ne ñoo war a am parité ci bureau bi te bu ñu waxee bureau le maire y compris bu ñu waxee bureau ci maire la ba jëm ci suuf mu tudd leen ci article 2 mu ne les institutions totalement ou partiellement électives concernées sont les conseils régionaux xëy na amatul municipaux ci la ñu nekk ruraux xëy na yooyu it weesu nañ ko ainsi que leur bureau et commission bon nag lii mooy suñu war ñun en tant que nguur en tant que administratif nga xam ne jaaxaan lañu war a tëddee wax leen li nga xam ne mooy yoon la ca des Sénégal réewu droit la ca waay def it da nga koy assumer leneen lu ci topp ka ko war a taxawee ko mais daal ñoo ngi leen di ñaan encore une fois yàlla na yàlla defal jàmm conseil bi ba ñu am ci lu ëpp seen njort pour ne pas trop tarder monsieur le maire dañuy jublu rek ci sa installation ñu jublu ci liggéey bi parce que vous avez 3 adjoints à nommer dafi ñu jaar voilà monsieur El Hadj Gueye suite à la proclamation des résultats du scrutin du 23 janvier 2021 par la commission départementale recensement des votes et conformément au code général des collectivités territoriales et du code électoral, je vous installe dans vos fonctions de maire de la commune de Bokhol. La sécurité maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen remercier ci assistance bi mais aussi di leen wax ni leen yaakaar naa ci discours sous-préfet am na fu mu ci jaar te loolu mooy actualité bi tey ay weer ci ginnaaw du ñu nekkoon ci politique c'est normal sa frère sax dalay padd wala mu lay sànnib suuf mais tu comprends parce que pourquoi nga koy comprendre loolu mooy rôle am parce que moo assumé nekk politique dafa war a def li mu war a def pour wane ni li mu nekk mi ngi ci féete gi mu amee tamit feeñal ko bu mu mat sëkk ça c'est normal mais loolu suñu ginnaaw la nekk tey li des ab institution lu ñu dénk boo xam ni yéen ñi fi teew yéen la yàlla dogal ngeen am ci baatu délibéré am ci baatu ñëw am ci baatu présenté wu ci jamono bu nekk loolu nag tey li mu laaj mooy ay dépassement yoo xam ni duñ koy am jël lépp teg ko ci cadre développement Bokhol yokkuteg Bokhol ci bépp fànn nag ci lu feeñ ak lu nëbbu ci lépp loo xam ne li doxalin la ñun ñëpp ñu àndandoo ci am ci benn objectif mooy bu dee doxalin bu dëng nuñ ko jubbanti mu jub bu dee lu sore la nuñ ci xeex mu jógeñ bu dee lu amul la nuñ ci xeex pour mu am tey def naa ni suñu mission ñun en tant que conseillers municipaux ci les 27 000 habitants de la commune de Bokhol 46 lu ci tuuti la pour mën leen a taxaw kon kooku sas bu rëy la kon duñ fi toogal pour 27 000 habitants yu ne ci biir commune bi wala leen toogal di leen liggéeyal di leen waxal di leen défendre seen kéemtalaayal kattan loolu nag tuuti nañ ci ñun waxuma 46 yi tuuti nañ ci waxuma la ak maire bi kese wala bureau maire bi kese tuuti nañ ci kon du ñu woote population bi yëpp conseiller ou sans conseiller personne de ressource bépp fu mu mën a nekk bokk ci commune bi même en dehors de la commune nekk feneen te am mën-mën am xam-xam ubbil nañ la suñuy bunt tàllal nañ la suñuy loxo
pour ñu ànd ci liggéey boobu pour mu nekk njariñal ñi nga xamante ni tey ñoo ne suñu ginnaaw war ñu wuuti ci suba wala nekk suñu doom yi nga xam ne suba du ñu war a lalal leen tappi bu nooy bu ñu mën a jaar kon donc liggéey la boo xam bi xarala la laaj pas-pas la laaj dépassement la laaj maa ngi ci woon ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp jëreen jëf. Bon léegi du ñuy commencer élection bureau municipal de la commune de Bokhol noonu nag niñ koy defee yaakaar naa li njëkk mooy premier adjoint de la commune de Bokhol ci li ñu jëkkee foofu lu ñuy demander ñan ñooy candidat suñu xamee ñan ñooy candidat lu ñu bëgg a jëkk def ñun sous-préfet indi na urnom indi na xam naa sax ay kartam mais bu ñu amoon suñu sago ñoo am consensus boo xam bi duñu sax voté suñ ko mënulee am nag mënuñu ko am mais suñ ko mënoon am ñu am consensus boo xam ne daañu ci waxtaan génn discuter bu ñu mën ko yéwanal mu jàll suñ ko mënoon am nag xëy na ñu soog a dem ci leneen mais bu doon suñu sago loolu lu ñu bëgg kon du ñu demander ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg a nekk premier adjoint de la commune de Bokhol ah waaw ñu ngi lay dalal di la installer d'accord di la installer officiellement comme premier adjoint de la commune de Bokhol pour benn mandat bu juróomi at yaay jogar jàmm noonu mbeɗa min ñaagono moon Allah yo Allah waɗan moon jam waɗana conseil o jam jaggarana monsieur le maire minen komin jooɗo mutan min gondi ko mu kay woni mawɗo guesa ba lowrende totti men hen fof ndemen te ngeen xam ni tey fekkeen bëgg nañu liggéey bu baax opposition jeex na ñi fi nekk yëpp di nekk membre conseil municipal ci 46 yi amatul opposition nanu nekk bokk ndey bokk baay amul werante amul juuyoo ku indi xalaat bu baax ñu jàppako noonu yëpp ñu tekk ci taabal bi bokk ànd ak liggéey ku indi xalaat bu baaxul muy man di keneen yëpp ngeen corriger ka waxtaan ak moom jubbanti ba ñu indi xalaat bu baax li passé na lu baax ku nekk bëgg na ko bu demee ba ñu wut nag ba am ko yàlla def ci loxoom taxul keneen ki nekk yaafus ndax loolu yàlla dogal nag balaa ñu wut kon na ngeen nekk benn say bañ xiiroo bañ ŋaayoo ku am xalaat bu baax na nga ko indi ku am mbokk bu baax te yore xam-xamam war a indi na ko indi ñu indi ko ci mbool mi liggéeyoo ko mbeɗa min calmina moon mbeɗa min jetta moon mbeɗa min juuroma ñu ngi leen sant di leen gërëm sama doom ñu ngi lay sant bu baax loolu sikki conseiller municipal de la commune de Bokhol élire nañ ko comme deuxième adjointe ci biir commune Bokhol pour benn diire bu juróomi at ajame di ñaanal ñëpp jàmm yal na leen yàlla may wér ak gudd fan ak topp yàlla wax dëgg la bésu tey góor bu mu doyul dara du la doy ci àddina ndax sa ay moroomu góor na yow ñoo ni yow a kon nag boobu bii bés benn bés mënu ko raw teraanga rawatu ko te teraanga ju ñu joxe ku ne mën na ko yor si nun lu xale tuuti mën na ko yor ngeen xañ ko seen bopp jox ma ko wallahi mënu mu leen fay maa ngi gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn nag waaye nag Alaaji daf nu yar si loolu Alaaji jàmm rek la bëgg par Ousmane ñëw fekk ko si ak Moussa Fall ñu di góor ña dal ndax nu ñu nekkoon ci conseiller bii wallahi daan leen wax la nga xam ne dangay dem ba sa kër jëw sa bopp xam ne yow tooñ nga
waaye loolu yëpp ñoom duñ ko téye xam nga nitu Mbodiène moom nu mu mel rek seen tàngoor kenn mënu leen ko wax. waaye maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp jigéen ñi nag wax dëgg yàlla seen maama ngi seen yaaya ngi seen mbokk ngi bëgg naa nu jàppoo amul parti bi wallahi yàlla laa ko seedeel tàllal naa ñëpp loxo nu toog di waxtaan te lépp la nga xam ni commune Bokkal yaakaar nag si ñun yal na ko yàlla def yal nañu si am ndam lu ëpp luñ si seenu woon maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ñaanal ñëpp wasalaam. Est élu troisième adjoint de la commune de Bokhol. waaw man Moussa Fall bu dëkk Xare di troisième adjoint maire bu commune de Bokhol di rafetlu nomination bi di ko rafetlu si ñëpp ndax dama ne woon adjoint maire yàlla def ma dellu si ñu nomewaat ma adjoint maire mu di sas bu rëy sas bi nga xam ci vraiment population commune Bokhol yëpp ñu ngi koy xaar si ñun ñu war ko def war ci taxaw war fexe ba suqali diwaan bi ba lépp la ngi séntu woon si ñun ñu gis ko si ñun loolu nag lu jafe la lu yomb la lu tax mu yomb moo di bu nit ñi déggoo jàppante nekk benn day yomb si ñun mais bu feewuloo amee mu nekk jafe-jafe si ñun donc ñuy gërëm monsieur le maire bi nga xam tey moo jiite commune bi yëpp di rafetlu taxawaayam ndax taxawaayam vraiment mën na sëkk ndax ku topp ci gannaawam doo weet ndax lépp li nga xam ci wàllu liggéey la moom dañ ko matal ba mu mat sëkk ndax ñun ànd ak noonu moom durant un mandat liggéey ak moom xam capacité am xam farloom ci liggéey bi ba tax na xel yëpp war na dal ni comme moom la ñu palaat maire te population Bokhol ñoo ko fal am nañu confiance ci moom donc nuy gërëm conseil yi fi teew yëpp di leen ñaan yàlla mandat bi ñu dugg ñu dem ba terminer ko te kenn bañ ci tardé maanaam leen wér ba kenn bañ mën a di ñaanal population Bokhol lépp luñ séntu ci ñun yàlla nañ ko gis wasalaam. sant leen gërëm leen vraiment ak suñu séance bi ni mu demee vraiment xel dal na ci wàllu ak tey parce que lii rek la ñu wut li des nag mooy li ma waxoon sànq suba rek mooy ñu joxante loxo jublu ci liggéey bi nag ku nekk jàpp ne nii matut moromam moo ko war a mottali parce que mat yàlla dong la nañu jàpp ni lépp luñ fi defoon tey xeeb nañ ko parce que bu ñu woon xoolee ci li fi nekkoon di xëccoo ak ñun nañu jàpp ni ñooñu xeeb nañu liñ fi def te comme que xeeb nañ liñ fi def te ñun ñëpp ñoo bokk gox bi nañu jéem a def lu raw walla lu ëpp liñ fi defoon en tout cas beneen exemple bi gën a rafet bi nekk tey ci suñu kanam te kenn umpalewu ko mooy exemple bi ñu Lions yi jox bërki démb le président de la République tàllal loxoom njabootam yépp opposition comme mouvance vraiment dara gënu ko rafet pour wane rek ne ni Sénégal noonu la tëddee te Bokhol dañuy jàpp ni c'est le Sénégal en miniature loolu ñu def au niveau supra mën nañ ko def fii en tout cas dañuy profiter rek ñaanal leen yàlla yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla yombalal liggéey bi administration dana leen gunge dana leen conseiller taxaw fa mu war a taxaw te di leen ñaanit ñu nit ñu soppi jikko yi mi ngi tàmbalee encore ma wax ko pour fii ñëpp dégg ko mi ngi tàmbalee ci assiduité ak ponctualité ñu woo la waxtu nga ñëw waxtu yéen ñi ñu fi tabb maire bi wax na ko gënu leen ñi leen tabb tant que mënu leen am esprit de dépassement ak sacrifice maanaam bàyyi seeni soxla pour ñëw doxal ñooñu seeni soxla jàpp leen ni ñooñu ñoo leen gën daf leen di jaral bés bu ñu wootee ngeen bàyyi seen soxla ñëw ngir taxaw soxla ñooñu mooy ponctualité ak assuré en tout cas yal na leen yàlla jàppale yal na yàlla defar lépp
ba ñu bokk ci communes yi gën a féete kaw ci Sénégal jërë ngeen jëf. il faut ñu yëkkati ay kàddu yoo xam ni duñ lay sant gërëm la ginnaaw bi yàlla di innee ci boppu sous-préfecture Mbane ba léegi sa taxawaay wax dëgg yàlla benn la wax nga ko ci ponctualité xamante ni yaa ngi koy digle à tout moment saa yu ñëwee fii bu ñëw boxal presque da ngay tiit def naa la 10 heures boobu bu ñëwee même bu fekkee amul korom def naan day commencer réunion loolu njàngale la xëy na loolu mooy yéen li ngeen yore di ngeen war a fexe ba di respecter heures yi ni nga xamante ni noonu la ko institution yi di fonctionner noonu ngeen ko war a respecter ginnaaw loolu tamit ci taxawaayam def ci bokk lépp loo xam li conseil la boo xam ni administration daf ko war a jox ñi nga xamante ni du ñu nekk ci bopp moomeel yi dan la ko jox à temps information aussi bi nga xamante ni moo xam parti politique ne wala bopp moomeel bi nga nekk boo soxla boo demee ci moom dan la ko jox ni mu la ko war a joxee sawar ci lool di la jox sax ba di la jox loo xam ne da nga toog ay fan doo ko xool ndax tellement que lu ñëw ci moom à la minute daf la koy envoyé kon vraiment loolu ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm comme ni ngi ñu ñaanalee lii nga xamante ni yàlla jox nañu ko ñu am ci lu raw suñu njort ak njort ñi ñu ko jox yow itam ñu ngi lay ñaanal yow tamit sa li des sa carrière mu am tànku kanam bañ a am tànku ginnaaw bis boo xëyee gën a am confiance say kilifa bis boo xëyee aussi di gis yokkute ci li ngay liggéey loolu ñu ngi la koy ñaanal yow tamit di la sant bu baax di la gërëm ci sa taxawaay merci beaucoup. sax ci salle bi ñu ngi ci biti ci suba ba léegi ñu ànd ak ñun ci cérémonie bi sant ci aussi le sous-préfet ci leeralam ak gaawaayu liggéeyam bu ñu mën pare ci waxtu wi parce que démb am na benn cérémonie bu mel nii mais yàgg nañ fa trop te li tax ñu yàgg fa moo doon xëy na administration bi li mu indi ak population yi seen compliqué moo tax mu yàggal leen fa trop loolu nag suñu administration dimbale nañ ci mais suñu population wala suñuy conseil aussi yaakaar naa ni ay conseillers lañu yu xelu yu nite yu man li ñuy def moo tax mu gaaw bu ñu mën pare ci waxtu yi kooku ñu ngi ciy sant yàlla di leen ci sant yéen ñëpp li may commencer rek mooy di leen ñaax parce que conseiller municipal am na noo ko doon xàmmee sax bu ñu la lay jëlal da ngaa bañ man arrivé na ma 2002 ma nekk secrétaire général section Bokhol war a organiser élection locale ma laaj conseiller et puis gis conseiller coono yu ñu daj ma ne ma daal bugguma conseiller ñu ni ma loolu noonu la ma ne nekk ma leen bugguma conseiller ba noonu laa sànnee conseil bi def naa ay faal ak olégué ak mbay kobar lu ñu joxoon man ma retiré bañ nekk conseil xëy na boo nekkee ci mbir nag di nga dem bu mu yàgg même soo ko buggulee ñi nga xamante ni ñoom nga àndal duñ la ko may ñu ne ma c'est pas possible 2009 foog nga dugg foog nga mel nii foog nga laaj li foog nga laaj li pour rek wane ni conseil municipal coonoom moo ëpp ay noflaayam ñu xarab ko moo gën a yomb ñu félicité ko loolu il faut ngeen bàyyi ci xel jàpp ku nekk na jàpp ni tey dugg naa ci yoon wu metti dugg naa ci liggéey bu diis parce que xam nga liggéeyal sa bopp dafa yomb boo yore sa entreprise wala nga yor sa activité wala ngay jàngal di wàcc sa kër loolu yomb na lool mais liggéeyal askan bu toll nii yombul kon conseil bu nekk na jàpp ni li xew ci conseil municipal mooy lu baax yàlla moo ko indi lu bon conseil bee ko yàq moo xam ne conseil bu mu mën a bokk coalition boo mën a bokk jàppal ni ubbil sa nopp dégg ni conseil yi ñoo ko yàq wala conseil yi ñoo def lii wala conseil yi ñoo sàcc wala conseil yi ñoo def lu ñu war a def loolu ni ngeen ko bàyyi xel bu baax mais loolu lépp benn baat wala benn taxawaay moo koy garder muy ban muy dëggu lépp lu ñuy def nuñ ko def ci dëgg lépp lu ñu ko def nuñ ko def ci loi yeeg texte yi li mu wax
loolu suñ ko defee même su fekkee ñi xamul ne ci biti di coow yàq nañu def nañu nii def nañu nii fu muy mujjee mooy dellu si rek ni xamuñu ci woon dara wala boog foo dem ñu la kooku li mu def mi ngi ci yoon loolu moom rek moo koy garder kon ñi ngi ñaax conseil yi man yaakaar naa ni en tant que maire ku tuuti la wala ku loof la ci yore commune bu toll ni commune Bokhol suñ ko mënee yore rek c'est parce que du ñu am ay conseils yi nga xam ne du ñu taxaw pour liggéey mais du ñu am population aussi bu comprendre suñu mission mën ñu ci jàppale bu ñu mën a def ay résultats. kon en commençant par les conseillers municipaux esprit boobu ni ngeen ko xam ni yéen a représenté maire fu ngeen nekk yéen a fa représenté maire li maire bi war a liggéey bu leen ko ci xaar nem seen prérogative la ndax les 9 compétences transférées yi xëy na ci kanam tuuti dinañu am yaay yeneen daje pour les commissions ak même cahier de charge des commissions lan lañ ci bëgg ñu mën ko taxawee ak même les compétences non transférées yoo xam ne dafa nekk suñu préoccupation yoo xam ni mënuñu ci bañ dugal suñu loxo yooyu yëpp tey dafa nekk loo xam ne war nañ ci def ay lël ndax yaakaar naa ni tey jii PDC bi nga xamante moom la ARD war a jëkk élaborer ci département bu Bokhol la war a doon parce que proposé nañ ma ko en 2019 ma leen man PDC wu 2 ans du ma ko jël parce que bu ngeen defee benn programme boo xam ni quinquennal la nga jox ma ko pour 2 ans kooku doo xam sax loo ci bëgg a def parce que mën nga def aussi mën nga cuqati mën nga jël lu waroon nekk 5e année nga indi ko parce que moo la soxal kon donc loolu conseil yi dinañ ci ànd ñu élaborer ko ensemble mu nekk benn programme de 5 ans boo xam ne duñ koy dérouler commission bu nekk bi nga xam ne dafa am lu la ci war bu fekkee rek comme li waa ji doon wax léegi man naar yaa ngi dama bëgg liggéeyal askan wi dama bëgg nekk lii dama bëgg nekk lii ñi nekk tey conseil yëpp yàlla dogal na yàlla may na leen opportunité wala may na leen bunt li ñu bëgg liggéey ñu liggéeyal ko askan wi parce que loolu nga bokk ci commission nga bañ bokk ci commission nga nekk conseil municipal soo gisee benn programme boo xam bi gis nga ni dafay jariñ sa kii yow sa bopp mën nga def indi ko fii ñu defal la délégation nga dem toppatoo ji ko indi ko loolu bu ci sa xel xaar ay maire ak adjoint ak président commission conseil bu nekk dafa am devoiru loolu même su fekkee population lambda bi ñooy gis ay projet dem indi commune bi jëfandikoo ko mu rawati beneen conseil wala ñi nga xam ne duñu bokk ci bureau bi Mamadou Sow ma remercier la ñoo àndoon ci liggéey bi sànq xëy na mënu mu ci woon yegg ma ni li ñu bëgg a def war na mën a yomb parce que 2014 Mamadou Sow mi lu ñu jëloon mu nekk 2e adjoint ñu ànd pendant 5 ans li ñu doon défendre ñoo ko doon défendre ensemble li ñu doon nangu ñoo ko doon nangandoo ensemble ba bu muy jël yoonu boppam dem ñu ne tam ñu jël yoon boobu te loolu c'est normal politique bu jotee kenn ku nekk da nga am choix wu jël yoon bi nga bëgg jël mais li mag ñi doon ñaan ak candidat yëpp fépp fu ñu dem def naa li ñuy jiital ci ñaan bi mooy duñ naan ñi gën ci Bokhol yal na leen yàlla fal ñi gën ci liste bu nekk coqati na fa ñi xëy na ñi mu coqati noonu fu nekk mu coqati fa ñooñu tey ñoo gën ci Bokhol kon ñu ngi koy nangu di sant yàlla di am ci yéen confiance di vraiment beesal suñu cofeel ci kenn ku nekk ci yéen bureau municipal bi bureau municipal la tudd conseil municipal Bokhol luñ tudd nekkatuñu ci dynamique gu kii fii la bokk wala fële la bokk mais tey conseil bu ñu fi xasee dugg benn objectif lu ñu am mooy li ñu indi ci commune bi naka luñ ci waxtaanee bu mu mën a dëppoo ay loi ki texte ñu mën ko exécuter fi ñu ko bëgg a exécuter loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ci wax di leen sant bu baax di leen gërëm di wax ci fan yi niiw dinañu wootewaat yeneen daje pour yeggale li des ci liggéey bi mooy les commissions techniques ñu waxtaan si pour xool nuñ ko mën a taxawale ci compétences yooyu yëpp ma wax ak les non compétences ak sax des commissions yu bees yoo xam ne dañ koy war a créer ci commune bi yooyu ñu mën ci waxtaan pour taxawal commission yooyu pour liggéey bi mën a commencer ak xëy na li nga xamante mooy délibération yi ñu war a def si fonds de concours ak fonds de dotation yi parce que ñëw na yooyu war nañ ci waxtaan ci investissement bi ci fonctionnement bi pour ñu mën ci def benn délibération
pour mën a commencer liggéey bi nga xamante ni moom moo ñu xaar en tout cas ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ubbi suñuy bunt di tàllal suñuy loxo di ubbi suñuy nopp di xool suñuy bët ci kenn ku mu nekk foo ñu soxla ak noo ko soxla nga ñëw ñu waxtaan ci loolu pour vraiment li ngeen wax noonu bu ñu demee ba 2027 suñuy évaluer ñu mën bokk ci collectivité territoriale yi nga xamante ni ñu ko amee en 2020 ñu mën nekk 4e dans le département Dagana loolu mën ñu gën a avancer sax nekk 1er wala 2e ginnaaw yàlla def na ren élection yi ñun ñoo nekk 4e dans le département ma wax ko keroog ni ñi ngi ñaan ci performance yan nañu jógee ci 4 bi dem ci 3 wala sax ci 1 te loolu nekkul ci loxo kenn ci loxo yàlla la nekk bon leneen li mooy dañuy am kontante am na ku ko wax sànq ni liste yi nga xam ne duñu leen ubbi woon yépp xale yi dugg ci kenn ku nekk ni bëgg nga man sama fierté la parce que su fekkee yàlla dafa dogal ma ni 2000 commune Bokhol yàggul boobu yàgg dafay soog a judd daanaka parce que commune yi ci département bi defe naa ni moo ci mujj ndax defe naa ni gaaye ak ndomb sax kuy raw ci ay at bon bi ñu leen créé commune ci la ñu créé Bokhol mais gaaye nekk na pendant 20 ans wala 30 ans chef-lieu commune ndomb xëy na ak Bokhol nga naan ñooy Benjamin département bi mais collectivité yëpp ñooñu mag ci yàggaay ak leneen su fekkee fii ñu toll nii tey xale yëpp tey seen bët ubbeeku nañu wala seen xel ubbeeku na ba ñoom ñëpp ñu bëgg a diriger commune bi wala bëgg a liggéeyal seen askan loolu suñu fierté lay doon parce que ñun bu ñu tëddee duñu nelaw xam ni am nañu suffisamment des relèves yoo xam ni subaam jàmm dinañu mën li ñu commencé woon ñu mën ko yeggali ci jàmm ak salaam kon loolu nag xëy na mooy li nga xamante ni mooy li ñu war a wax mais li am tey xëy na mooy li yàlla dogal mooy delloosiwaat ñu ci bopp commune bi mais loolu lu ñu gëm la pour may xale bu nekk promotion wala gunge xale bu nekk pour bu subaa lépp loo ko mën a dénk ci li ñu yore mu mën ko def ci ni mu ko war a defee loolu ci la ñu taxaw tey ci la ñu taxaw suba ñu ngi leen di sant di leen gërëm jëreen jëf